oui. waaw li nga wax de moom mooy dëgg de. mooy lan dëgg ñaaw na. ah ñaaw na warut woon a demee noonu. waaw waru woon demee noonu ah. waru woon a demee noonu. ci bopp ba ñoom ñëpp juum nañ. parce que ñi jiit parce que wax dëgg maire de Dakar maire Dakar dañ ko war a nekk ci kanam. ko joxal gëddëm. parce que maire bi fa nekk nii daanaa gis ndaje bu amee. day wax day. loolu yoon. fii Amérique bi Biden li muy doon am doole bu ñëwee New York bi maire de New York foog mu jël parole. moom laa bëggoon a wax nga parce que kii bi ma gis fii maanaam lu ma gis système bi ma gis fii nga xam ne ñun maire bi mooy suñu lépp. dëgg la. Sénégal loolu maire ba aussi moom bat bi mu jàpp tey moo war a doon kii moo war a yor sécurité ba moo war a yor. jërëjëf lu moo ko war a yore. jërëjëf Ngouda. waaw amiin Ngiraan. moo ko war a yore ñaari kii rafetul ñoom ñaar yëpp ñu wàcce seen bopp. jërëjëf jërëjëf Ngiraan. politicien lañ ko arrêté. merci beaucoup Ngiraan jërëjëf Ngiraan allo mbokk bi. allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam ku baax. Sud Africa. waaw benn baa ngoog kookan la. te Mbaye Gueye daal ci télé si. ziar nañ la. ñooy kontaan mon frère. Tennessee naka waa Tennessee nu ñu def. waaw te ñëpp a ngi jàmm ak salaam. macha allah macha allah jërëjëf. alhamdulilah. ok dama bëgg a def petite participation bu ndaw rek. bu ndaw ñëwal. léegi pour affaire de maire Dakar rek gouvernement bi. man li ma si xalaat li ma si jàpp ba léegi mooy lan. ñoom seen maire bi ñu perte. moo leen métti quoi. moo leen métti ba léegi moo tax muñ maye dara. loolu donc du leneen loolu kenn du leneen. on a compris. loolu donc ban perte kii élection ba léegi Diouf Sarr foo ko dégg. dëgg la kenn déggatu ko. waaw kenn déggatu ko loolu donc moo leen jaaxal loolu donc moo leen métti du leneen. d'accord parce que Barth li ma c'est gars qui dit la vérité boo gisee muy wax xam nga lu mu wax dëgg la quoi. nitu dëgg la. waaye vraiment dañ bàyyi ñu liggéey waaye bu ñu fonto waaye. incha allah Macky amul lu muy xeexati moom jeexal na pare lu muy waxati. Macky jeexal na pare na def na li muy def lépp baax na dafa yeex. d'accord merci beaucoup mon frère jërëjëf merci beaucoup. voilà ñu ngi lay nuyu di nuyu waa Tennessee yëpp donc ñu ñëw ak Ndakaaru bi may ko rek ñëpp ndax comme ni ma ko waxee ku nekk am nga foo dëkk waaye ku nekk boo sañoon tamit am dara Dakaaru. allo mbokk mi sant yàlla. merci beaucoup waaye man dama bëggoon poser question le Konaré Papis Konaré. Papis dam na mais Ngouda ngi fi mën nga ko poser question. waaw man c'est-à-dire la question est que mooy comme le nouveau maire Barthélémy. oui. il a déjà prouvé. parce que nee na ni Tine bu naree neex su baxee xeeñ. il a prouvé commune am bi mu nekkoon. Mermoz Sacré-Cœur oui. avec Dakar capitale bi. di ngeen ni dégg lu ñu musul a dégg au niveau de Dakar dina nekk ay rayante parce que il va travailler. Inchallah. dina am ñu mer. dina am ñu kii mais il va faire tout son possible il va travailler. di ngeen dégg moom ay coow lu bare. bon d'accord. En plus j'ai une question mais pourquoi on pense pas changer la capitale Dakar presqu'île. Dakar presqu'île. mais dëkk yi développé yëpp am nañu deuxième capitale mais ñun kañ la ñuy am beneen deuxième capitale. léegi ma laaj la xaaral yaa ngi bëgg a yàq waxtaan bi nag léegi bu ñu doon bu ñu doon def deuxième bu ñu doon changé capitale bi fan nga bëgg mu nekk ci Sénégal. non ça dépend des études ay études la rek. ça dépend de la situation géographique de la région ça dépend aussi de situation économique. tey ñoo gën a yaatal Dakar rek mu gën a kii. mais naka lañ koy yaatalee parce que xoolal dinañu dem ba Dakar Mbour Thiès. ay kër nekk Dakar lay nekk waaw mais loolu lay dëgg. mais xoolal nu mu mel Dakar est pollué Dakar c'est sale et c'est la capitale c'est l'ancienne capitale de l'AOF. image boobu amul tuñ ko. d'accord dégg nañu. deuxième capitale war nañ ko am depuis Mathusalem mais kenn waxu ko fii. d'accord ñëpp tout est regroupé à Dakar comme si c'était la paradis quoi. mooy paradis bi nag ñu wax ko si dund fa ngay fekk lépp. fa ngay fekk lépp moom kay dañu waroon fexe lépp lu am Dakar rek ñu yóbbu ko feneen ci yeneen région yi
su ko defee yeneen ville yi su ko defee bon mu xaw a am tuuti xam nga gars yi mën a nokki tuuti quoi bouffée d'oxygène. Effectivement. Voilà, mais c'est c'est dommage. Comme nous l'avons au début de l'émission, sunu père, sunu maam Abdoulaye Wade, il avait tous les projets sur la table. Effectivement. Il avait tous les projets sur la table. Mais c'est dommage. On a fait une erreur. On est en train de payer les pots café. Merci beaucoup, le grand. Allô, mbokk mi. Waaw, ku baax. waaye loolu li ma la ko xamal mooy jëlal di nga vidéo di nga waa APR mboolem ko remplir mais ku fi remplir mairie boo xam ne waa APR fa nekkoon. doo am jàmm. Sénégal yi daal ñu yërëm. D'accord jërëjëf. gars yi seen maire bi ba yomal xiyam fépp. ku ko nekk rek daal ñu yërëm. maire bi giiful ba léegi quoi. bu at bi jeex man kay maa la ko wax. D'accord ku ko fan remplir nga leen seen maire yi rek am nga problème. jërëjëf merci beaucoup. merci beaucoup d'accord jërëjëf waaw léegi sëñ Ngouda ma dem rek fay benn bil dellusiwaat ak yéen dina nekk lu am solo su ko defee nag ñëw ak Ngouda ñu waxtaan. The best way to avoid serious illness from COVID-19 is for you, your kids, and older family members to get vaccinated and boosted, and to wear high-quality masks. Stay protected, New York. To learn more, visit nyc.gov/vaccinefinder or call 877-VAX4NYC. Children love dressing up as superheroes. Now, they can be vaccine heroes. Vaccination is the best way to protect against COVID-19 and save lives. Be a vaccine hero. Get vaccinated. For more information about COVID-19 vaccines for children, visit nyc.gov/COVID-vaccine or call 212-COVID-19. Vax Up, Boost Up, New York City. Together, we can protect ourselves, our families, friends, and fellow New Yorkers from COVID-19. Getting vaccinated and boosted is easier than ever with vaccination sites all over the city. Get vaccinated and stay up to date with your booster. Vax Up, Boost Up, New York City. Visit nyc.gov/COVID-vaccine or call 877-VAX4NYC to find a vaccination site. Hey, New Yorkers, did you know your ID NYC card can expire? Keep enjoying your ID NYC benefit like discounts on groceries, museum, fitness memberships, and so much more by renewing your card today. Visit nyc.gov/IDNYC and follow the easy steps to renew. If you need help renewing your card, call 311 and say ID NYC and keep using your ID NYC card as the one card for all New Yorkers. Voilà, jërëjëf sëñ Ngouda donc damay ñëwaat ak yow xam naa ne bàyyi la ak ñu waxtaanee ci li nga xam ne nii jot nga ko dégg mbokk yi ñaxtu ko mais surtout li nga xam ne dañ koy gën a waxtaanee mooy li nga xam ne nii mooy ci wàllu politique bi dégg nga mbokk yu bëri yu ko wax lu ñuy ñaawlu loo xam ne nii rafetlu wuñ ko. xaaruñu ko ci vraiment diggante état ak ñi nga xam ne ñoom la bokkal di liggéey am na auditeur bu ko wax léegi xëy na yenn ci ay gox-goxaan yi nga xam ne nii ñàkk nañ ko du loo xam ne lu leen neex la ba tax na kon ils vont rendre la vie difficile au nouveau maire ndax loolu jàngat la mais ñu ngi jëm ci parrainage yi nga xam ne nii en tout cas dama lay bàyyi nga ñëw ak ñu rek ci li des ci les 22 minutes jox ñu les temps forts vraiment de l'actualité sénégalaise bismillah. waaw c'est ça man ci foofu laay commencer diggante relation entre état ak collectivité locale. État du Sénégal régi par la constitution, les lois, les décrets, les arrêtés, les règlements. C'est moi am compétence yoo xam ne dañu ko jox li ñu naan collectivité locale te boo demee fépp ci àdduna bi li tax mu am état am collectivité locale parce que dafa am question yoo xam ne c'est des questions de proximité lu mel ni wàllu gestion mbalit lu mel ni wàllu gestion mobilité urbaine lu mel ni wàllu gestion santé lu mel ni gestion éducation ainsi de suite ce qui fait que état moom day définir les politiques mais bàyyi collectivité locale maanaam ñu
def ce qu'on appelle la politique locale di def li nga xam ni le diagnostic local de régler les problèmes de façon locale ndaxte xëy na jàngoroom bokkul ak jàngoro Kaolack jàngoroom bokkul ak jàngoro Louga jàngoroom bokkul ak jàngoro Saint-Louis jàngoroom bokkul ak Ziguinchor jàngoroom bokkul ak jàngoro Tambacounda kon ñu waa état moo am intérêt bàyyi ville de Dakar mu liggéey ñun ba ñu fa nekkee man ba ma nekkee ville de Dakar 12 ans ci tey am na lu ñu xam nag ci collectivité locale ba télémédia ñu lu ma confié ànd ak moom mais ñoom li xam mooy toutes les ñu def ngir jéem a bloqué jël ci Dakar nii nga xam ni moom la ñu occupé anatali yi ndaxte Khalifa dafa ñëw tegoon li ñu naan programme de désencombrement ñu commencé Dakar désencombrement ñu pontu ñu réglé ko réglé Sandaga réglé avenue Lamine Gueye réglé avenue Faidherbe ba ñëw réglé Colobane mais ñu dem ba ci yàgg politique du ñu ñëw association marchand ambulant yi ci recevoir di leen jox directive di leen financé buñ leen désencombré le lendemain ñu ñëw tegaat leen fa may mën naa joxe firnde yu bari ba ci kaawu marché Alizé ndaxte marché fa mu nekk foofu parking loon moo nekkoon parking poste bureau de poste bi nekkoon en face ñu ne leen kat bu ñu sañoon kat ngeen wutaat beneen barab parce que fii parking la oto yi mën fee gaare ba ñu ko defee ca semaine ba la leen directeur du port de Dakar recevoir xaalis bu bari ne leen defaraat leen marché bi bu leen fi jógee donc en fait c'est des actes de sabotage fii ñëw tey ndaxte Barthélémy Dias dafa naan ville la dirigé d'ailleurs ñaan na audience xëy na mën naa ko wax parce que lépp lu ñuy wax fii la ñu koy waxee maire de Dakar dafa nar a demander pour rencontrer président de la République pas Barthélémy Dias Macky Sall mais maire de Dakar président de la République pour wax ko ni Dakar kat soxla nañu lii accompagner lii état bi jàppale ñu ci fa soxla nañu lii état bi fii mu teg tànkam mu tegg tànkam ngir ko ñu mën a liggéey ngir askan bi mais may ñaawlu li xew ci sommet de l'eau bi wax naa ko léegi ndaxte mënuñu ñëw sommet de l'eau partout dans le monde parce que même comité bi loolu la ñu am li ñu gis Sénégal mu gis fenn ci àdduna bi ci capitale c'est-à-dire que ñu ne maire bi doo wax loolu musul am parce que la même chose am na les Jeux olympiques de la jeunesse war a am Dakar 2026 Jeux olympiques yooyu ba ñu koy wut ñoom dañoo ñëw teggi ville de Dakar bi ñu demee ba déposer affaire yu gars yi neen hey Jeux olympiques duñ ko jox pays ay ville lañ koy jox parce que fépp fu mën a am ci àdduna bi par exemple dañuy ne Los Angeles telle année wala ñu ne Séoul telle année wala ñu ne Paris telle année wala ñu ne Tokyo telle année donc wala ñu ne London telle année donc c'est des compétitions yoo xam ne on le donne à des villes ils étaient obligés ñëw seet ci waa ville de Dakar boobu Khalifa mi ngi prison pour wan la ni républicain la mi ngi prison bañ ko waxee projet bi mi ne indil leen ma lettre bi ma signé ko de la prison de Rebeuss la signé lettre boobu moo dem moom la ñu def plaidoyer ba Jeux olympiques de la jeunesse ñëw fii ci Sénégal donc ñoom dañu war a xam ni tey sans ville du dem ville sans état du dem donc nañu travailler en tout cas ñun ville amuñu doole bu ñuy mën a xeexee état mooy xeex ville donc loolu ñuy ñaan mu arrêté parce que population yi rek ñoo ciy sonn ngir que ñu mën a liggéey li nga xamante ni moom la ñuy def pour Dakar waaye El Hadj. waaw mais léegi loolu moom comme ni ma koy waxee rek je pense que sénégalais yi xippi seen bët di xool et ils vont pas se laisser faire c'est wax naa ko léegi ñoom ñu ngi ñuy déglu bu ñu déglu tamit ñi leen fi toog ñu ngi ñuy déglu ñun suñu intérêt ci diaspora bi mooy que ne Ndakaaru am li mu soxla yëpp parce que bu Dakar féexee le reste du pays ñoom it danañ feex maintenant ñu dugg ci wàllu politique bi problème mu Adji Sarr jàppal bàyyil problème mu parrainage jàppal bàyyil ndax danañ élection yi législative yi dina am ak du am jàppal bàyyil bugg nañ ci am sa xalaat. waaw damay commencer ci problème mu Adji xëy na sax man jàpp naa ni du problème parce que mbiru Adji Sarr mi lépp en tout cas rapport
tendent à montrer que. Ngouda baal ma rek ma xool kii ba xam ndax dafa am lu muy bëgg laaj allo mbokk mi. waaye dëggal li Ngouda wax rek ne ko sant ko gërëm ko ci kàddu yooyu mu wax na fexe ñoom ñëpp wax ak ñoom. Ngiraan dégg nañ la nag wax dëgg yàlla côté boobu moom dégg nañ la ci quoi merci beaucoup. waaw ñu ngi jégalu quoi baal ma de Ngouda allez-y. waaw je dis que pour Adji Sarr ma ni dans un état normal nañ seen enquête ba man def ordre non lieu parce que en réalité mbir mi ñoom xam nañ ñu complot la mbir mi xam nañ lu ñu monté la de toute pièce mbir mi xam ay caaxaan la ba 14 Sénégalais dee ci te li gars yi naan les mêmes causes entraînent les mêmes effets bu ñu continuer seen caaxaanerie yooyu non dina paralyser waat réew mi continuer seen tappale yooyu dina am lu bëri lu mu yàq ci réew mi te fi mu toll fii économique mondial bi toll Sénégal soxlawul loolu nañu ko jël mbir moomu ñu teg ko ci suuf parce que mbir mi ay tappale yu ñu monté loo xam ni demul fenn ndaxte booy def l'enquête préliminaire l'enquête de police judiciaire les rapports médicaux en tout cas pour lu ci am wane na ni mbir mi dañu ko complot lenn luy wane ni ndaw si la muy wax dëgg la te moom mi waxoon ne dañoo àgg ci kawam kii ko et cetera ak yooyu mais attends ba yenn ci am tax dañuy wax moom de dafa ëmb excusez-moi mais boobaak léegi def na 14 mois en tout cas pour wan ni loolu nañu ko teg ci suuf ndaxte ay caaxaan la ñu bàyyi nit ñi liggéey Sénégal jàmm la ñu soxla liggéey la ñu soxla habilité la ñu soxla pour ñëw ci wàllu élection législative li ngeen di wax mooy Macky Sall avec ses députés te su ma nee ses députés député diaspora bi yéen ñii nekk ci diaspora bi ñu ne ñii ñoo leen représenté sentiroon gisu leen seen bopp ci assemblée nationale. pas du tout. ñii ñuy woowee député de la xëy na am na ñi ci fas sax xëy na ca lañ leen gis mooy ñu ci bëri ay xeexante saagante xulonte 13e législature bi maanaam tey man li ma koy assumer c'est à une c'est-à-dire que dama koy assumer à une case des tout petits quoi parce que ay caaxaan la ñuy def ñu ci ëpp da ngay gis député buy wax ay nit ñi di wax mel ni marché Sandaga nga gis ñii di saagante ñii di dóorante ñii au fait tey jot na sénégalais yi man yàqamte mandat jeex sénégalais yi sanctionné leen comme ni ñu def seen mairie ñu sanctionné leen des députés responsables quoi parce que un représentant du peuple sa première caractéristique mooy la responsabilité man noonu laa ko gisee mooy que bu seen mandat jeexee nañu def élection mais nag ma ñëw ci parrainage bi Sénégal def élection présidentielle maître Ablaye Tine donc de am spécial droit international dem déposer plainte au niveau de l'EAO condamné Sénégal ne ko sa parrainage revoir ko sa parrainage bii nga def baaxul parrainage bii nga def seetaat ko jox naa la benn délai 6 mois pour nga defaraat ko état du Sénégal lànk ne defu ko dañuy fàttali cour de justice de la CEDEAO c'est pas une cour de justice étrangère mi ngi mel ni par exemple benn juge américain bu condamné woon par exemple allo Ngouda waaw foog Ngouda ñëwaat ngeen taaxal tuuti rek ñu jéem ko jotaat dina nekk lu am solo rajo Sunu Afrique daf ñu rek lu bëgg leen ci xol ba tey en tout cas parrainage moom ñi yàgg déglu rajo Sunu Afrique yàgg naa wax ne man gëwuma ko musuma ko gëm c'est du tey laa koy gëm ku dem ci sama page Facebook ci jamono jooju biñ koy xeex bi ñuy doon dem di manifester wu ku ci nekk da ngay ñëw tànn plaque bi nga bëgg a tànn man yàlla daf ma dimbala woon toujours parrainage non au parrainage moom laa doon jël yëkkati sama loxo yëkkati ko ci kaw parce que pour man c'est du ñu baal ma ci wax c'est du foutaise en quelque sorte c'est li koy dëggal yàlla sutural na ma ba nga xam ne ni fi ma ko teg fu leer la mooy buñ demee ba fii toj na ma dikk jóge fële ñoom ñu nangu ko ay parrainage am waaw fii tojul nank sax allo
oui. ñu jaaree. waaw ñu dellu jaar kooku kan la waay. wala Ibou di la bëggee sa rajo bi. Ibou fii la béykat namm naa la. sa invité yi ñu ngi si jàmm. jaajëf. leeral na fi daal. jaajëf daaw xel quoi. ñëwal Ibou. oui non. waaw Ngouda teel rek ma dama ko Ibou après ñëwaat ak yow. nee nga Ngouda maa ngi koy nuyu quoi ne ko sama benn jarbaat dana jokkante ak moom. d' accord. borom ku baax la quoi. d' accord. ok d' accord léegi. gis nga exemple ci affaire parrainage bi laay wax quoi. gis nga waa ji daf leen di fonto quoi daf leen a. non fonto wuñu de Sénégalais lay fonto ñun fonto wuñu. non ma xam parce que xam nga élage il faut la ngeen nangu ne président bi ñu yor du démocrate quoi. comprendre. léegi nag benn affaire moo ci nekk quoi. bu ñoom Ngouda da ngeen ba mu leen bett quoi. premier ministre de l'Intérieur. looloo ko fi dese quoi. révi day bu ngeen demee ci parrainage bi. bu mu leen bett mu dàq seen liste. bu mu leen moom loolu la fi dese. liste la Yewwi Askan Wi. waa la ko wax. kon de élection du am ñaar la ko kon de élection du am. waa déglu la. waaw élection du am Sénégal kon. ñu baal ma ci wax ji nag ci rajo lay wax waaye maa ko wax. élection la bañ mu am. léegi nag soit am na ñu ne ci gannaaw ñu ne léegi nañ leen embargo bu ñu dem élection moom xam na ne jékkootul. comprendre. rek teg Macky Sall teg élection yi ak situation yi mu jugee am na lu mu préparé quoi da ngeen ci bàyyi xel bu baax. d' accord. bu leen bàyyi bu leen ne du ñu dem élection même bu ñu doon ba ci dernier jour bi dem leen élection Sénégal yi dañ ko sanctionné jeex na tàkk. jaajëf comprendre wala jox na. merci beaucoup merci beaucoup. Ngouda dégg nga lii bu wax léegi. waaw damay d' accord ak yow que Macky Sall non liste yi Yewwi Askan Wi bu bañee élection am rek mooy na ko laal. waaw bu bañee élection am. xam nga na laal liste Yewwi Askan Wi. xam nga dama yàgg di kon élection du am te député du siège. en tout cas. waaw mu ngoog ndaxte loolu li ñu naan loolu wax ko. wax ko jotagul. wax baawul waaw mu ngoog léegi ma doon wax ni. oui Sénégal. Cour de justice de la CEDEAO daf ko condamné pour je mets les guillemets pour voyoucratie étatique parce que Cour de justice de la CEDEAO yàgg na di condamné état du Sénégal mooy que dañoo yàgg di salfaañe yoon noonu lañ def ci procès Khalifa Ababacar Sall xañ ko ay droit am Cour de justice de la CEDEAO ne kii da ngeen ko tooñ. non seulement da ngeen koy bàyyi waaye da ngeen koy indemniser. Ngouda teel foofu rek ma jël kii ba xam allo. jégalu mbokk yi nag wax dëgg yàlla boo leen duggee ci ligne bi boo leen bëggee wax da ngeen di wax mais mënu leen di dugg ñuy dagg allo mbokk mi. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam ku baax. waaw El Hadj. waaw ku baax. waaw ñu ngi ziare. waaw mais fii la ëppee ku baax. waaw man dama bëggoon laaj Ngouda si par exemple l'opposition gagnait ces élections. conséquences yi lan la par exemple lan lay doon. législative yi hypothèse la ma ko bëgg a laaj quoi waaw. ok dina ci ñëw merci beaucoup. Ngouda dégg nga ko ah. waaw dégg naa ko. ma egg rek ci CEDEAO bi ma ni CEDEAO c'est pas cour de justice étrangère. CEDEAO cour de justice la boo xam ne dafa nekk ci dans un dispositif communautaire bokkul ak par exemple juge bu nekk France wala juge bu nekk États-Unis condamné état du Sénégal lii c'est un juge boo xam ni dafa dafa am dogal ci li ñuy def fii ci Sénégal. parce que article 98 dafa ne les traités et conventions signés à l'international sont au-dessus de nos lois parce que protocole additionnel de la CEDEAO c'est même au-dessus de notre constitution. te article 15 bu protocole boobu dafa ne cour de justice CEDEAO bu fekkee jël na dogal amul recours benn ñaareel ba état bi dafa am obligation appliquer ko te dafa wax ni parrainage bi dañu ko seetaat nañu ko xool ni ñu koy defaraate état bi tànkam loolu def li ñuy def décider parrainage mais li ci am mooy loolu dinañ ko xeex en tout cas opposition bi muy ñun wàllu et les autres ñu ngi xool nu ñuy defee une mobilisation pour xeex ko mais ci beneen wàll ga parce que tant que changé guñ loi bi nag parrainage moo fi ne danañu parrainer dañu inscrire suñuy kii ñu dem voté ji mais lii dinañ ko def parce que il faut que ñu jëlee fi majorité bi fi nekk. El Hadj am na mbokk mu laaj léegi ne
ñun bu ñu gañee nu ñuy def législative la première conséquence ñu ngi naan El Hadj. maa ngi dégg baax. waaw ñu ngi naan Macky Sall dafa am difficulté pour tànn poste premier ministre mais bu opposition amee majorité mais bu boobaa opposition mooy tànn premier ministre. bu gaaw sax. opposition mooy tànn premier ministre dañuy dem li ñu naan cohabitation. cohabitation xëy na Macky Sall mën nañ ko bàyyil ne ko yow lu mel ni ministère affaires étrangères domaine réservé la bu président de la République ministère affaires étrangères mën nañ la ko bàyyil waaye 20 30 35 ministres yi am wala 25 ministres yi ay ami non ñun yeeyu askan wi ànd ko waa wàllu ànd ko ñeneen ñoo koy tànn. xaaral bisimilah rahmaani rahim xaaral tey la lan dugg nañ ci le 20. waaw tey le dimanche le 20 mars. bu soobee suñu borom. buñ demee ci jongante yi. c'est amul benn luubal. yeewi askan wi dina jël majorité bi. dinañ fal suñu ministre. suñu premier ministre. fal suñuy ministre. diriger. dawal Sénégal ci ni ko Sénégal yi bëggee loolu rek laa bëggoon wax El Hadj Ndao ko wax. continuer waaw mu ngoog ci jàmm ak salaam incha allah. mu ngoog nañ ko record. buñ ko tegee ci yoon rek deful benn luubal. waaw c'est xam nañ duñ ko def. parce que li ma gis fii ñuy bindu booy yi ma gis ñii fii ci consulat bi ñuy xëy bés bu nekk di bindu jigéen ñii ma gis. détermination jigéen ñii ma gis ñu may woo ci suuf dama El Hadj ma ne la ñu ne ma yow fan nga bokk sax. ma ne ko maa ngi yow askan wi ñu laa kon baax na loolu rek lañ bëggoon a xam. waaw et pour vous dire. voilà pour vous dire xam nañ ne bu ñu ko yàlla joxee. incha allah bu ñu ko yàlla joxee dañuy dem li ñu naan cohabitation te bu boobaa nag dañuy régler un problème. mais bien sûr. ndaxte assemblée nationale mooy législateur mooy voté loi yi bu boobaa le code électoral dinañ ko modifier. Khalifa Sall ñëw bokk. bu baax Karim Wade ñëw bokk. waaw ñu dem 2024 Macky Sall ñu dóor ko mu daanu. ne ko nag sëñ bi maanaam bon c'est bon ok parce que liggéey nga def nga la nga war a def léegi nag fi mu toll nii moom terminus. terminus 221. Houston moom abal ñu quoi. Houston rek. mu ngoog ñu koy seet si léeg-léeg. waaw abal ñu am président bu bees. xam nga moo doon wax sama góor gi ne ko pilaan bi mu ngi lay xaar waaw. waaw pilaan baa ngi lay xaar léegi moom dama koy wax ne Houston ñu kër gaa ngi lay xaar si jàmm ak salaam. léegi lañ ñëw seet si la te bu boobaa sax mën nañ ko defal ay démarches mu am foofu benn poste United Nations donc waaw mu ngoog bu ay yenn saa yi sax mu mën a dugg ci rajo bi xam nga. li mu doon bay nee naa ko fii la commencé woon de léegi kenn déggutu ko su boobaa moom xëy na dina ko dégg si jàmm ak salaam. vraiment. mais am na benn auditeur ma jël ko rapidement allo mbokk mi. Macky du góor gi de. mi ne ko Macky du góor gi de léegi ça veut dire quoi. waaye askan ba fa nekkoon moo fi nekk ba tey xaaral rek ma wax ak moom. sama mbokk nga ne Macky du góor gi. waaw dem na sax moom. li ma ko bëgg a wax mooy man li ma wax dafa leer de man xam nga Amérique maa ngi bëgg a yàgg ak yéen. sunu Afrique ñu bëgg a yàgg man du ma waxantu xam ngeen li ma wax dama la ne bu mbiri jaare ci yoon ku nekk am nga foo nga mëne politique moom kenn du ma ko jàng bu mbiri jaare ci yoon laa wax majorité bi opposition bi moo ko jël Yewwi Askan Wi te su boobaa ñooy fal suñu premier ministre fal suñu gouvernement lii laa wax voilà waaw Macky nag du góor gi loolu du wax ji en tout cas góor gi daf doon déglu kilifa yi pour muy leer Macky du góor gi en tout cas góor gi da doon wax ak xale yi Macky du góor gi en tout cas paa bi da doon wax ak rajo communautaire yi bu ñëwee ci dëkk bi Macky du góor gi dëgg la Macky du góor gi mais nañ xam ne en tout cas liñ doon wax ci góor gi moom lu ko raw moo ko wër moo ñi ko wër waxuñu ko dëgg xam nga dañoo wax ne paa bi ñi ko wër ñoo ko yàqaloon bu dee paa bi 100 ñoo ko yàqaloon ñoo ko wër Macky Sall 350 400 personnes ñoo ko wër di ko yàqal puisque nag dañ ne mu ngi déglu rajo bi man El Hadj Ndao maa koy wax loolu pour l'intérêt du Sénégal mais mbir mi ma gis nii buñ ko tegee ci yoon du ñu am dara man maa ko wax voilà waaw en tout cas El Hadj dinañu dem législative
inchallah ànd ko parce que man sama yéene mooy ñu ànd ko muy Yewwi Askan Wi muy wàllu gëm sa bopp ak bépp parti d'opposition ju def benn dañ ko dóor mu daanu. waaw mais nag ñu wax ko si dundu benn opposition moo fi am mooy Yewwi Askan Wi. non pour muy leer quoi. waxtaan xam ne dañ koy wax mu leer. bu dee da ngeen bëgg a xam ñan ñooy opposition mooy Yewwi Askan Wi parce que Yewwi Askan Wi moo fi toogoon ak ñoo ñëpp après ay nit génn ci ginnaaw dam créer leneen pour muy leer. du Yewwi Askan Wi moo fi fekk benn parti wala benn opposition waxuma pour yàq ku ma xam-xam ne man waxuma pour yàq mais nag dëgg fu ma fekk fa la may bàyyi. ñun ñëpp ñoo àndoon ñu dem ci Yewwi Askan Wi am na yoo xam ne gisuñu seen bopp ci Yewwi Askan Wi dem créer leneen def leneen. bu ñu bëggaatee ñëw ils sont les bienvenus parce que gis naa ne ñu ngi am. lu baax jàpp ne voilà c'est bien. nañ ñëw ak jàmm ak salaam pour l'intérêt du Sénégal. ku mel ni Khalifa Ababacar Sall toogatul. macha allah toogatul nelawatul parce que loolu lay dox. yàlla na ko yàlla parce que li muy dox mooy. teel ma changeur bi teel ma changeur bi. non dañ kon benn voyage lañ leen def teel ma changeur bi ñëwaat ak yow. dañ leen di wéyale. bu gaa yi dajee moom day neex. waaw man El Hadj Ndaw bu Yewwi Askan Wi borom diaspora bi. pour muy leer loolu kenn mënu ci dara. kenn mënu ci dara non pour muy clair. bu dëgg ba ma gisee présidente Aïda Mbodj. ñu tasee ci investiture maire Barthélémy Dias dama ko jël ci selfie ba ne ko non bii moom. ndeysaan bii moom pour El Hadj Ndaw la boo ko moom. ndeysaan si waaw El Hadj moom. waaw El Hadj moom sama El Hadj la. waaw loolu moom am na moom yàlla ñu boole même. waaw yàlla ñu boole vraiment. waaw c'est ça donc pour ñëwaat. ci opposition bi. parce que dañu tegoon Yewwi Askan bi comme ni nga ko waxee. ñeneen gis leneen def leneen dem ci leneen. ñu am expérience buñ ci jëlee. ndaxte xëy na lañ ci doon séntu amuñu ko. may ñaan ces mêmes partis là noonu ñu ñëwaat ñu ànd liggéey ndaxte opposition bi daje ñu gagné ñun ñëpp ñu régler tous les problèmes d'inéligibilité muy Khalifa Sall muy Karim Wade muy ñoom li ñu mëbët pour def ko Ousmane Sonko non nañu ànd ñu def benn dankaloo di voter suñuy loi bu boobaa ñooy am suñuy assemblée nationale maanaam lii ñu jël xaalis askan wi di ko passer budget état du Sénégal suñuy député ñoo koy voté ne leen wàññi leen lii def leen lii lii mooy priorité et cetera pour que ñu bañ a bàyyi ndaxte nan nga mën a jëlee lu toll ni benn building te foofu El Hadj may ma tëjee foofu te c'est un scandale extrêmement grave building administratif jàkkaarloo ak palais président de la République état def appel d'offre pour réfection laay wax de waxuma toj building bi defaraat ko réfection ça a coûté appel d'offre bi ñu ne 19 milliards la nit ñi di yóbbu 19 milliards ñu jógee 19 milliards immeuble bi dem ba coûté état du Sénégal 40 milliards waaw 40 milliards laa la wax de 40 milliards la ñu def ci budget réfection building administratif ba fa ministère yi toxoo ñu dawal ñetti weer building ba ñaari étage ya ca kaw lakk c'est-à-dire ci immeuble bu ñu def 40 milliards ñaari étage ya ca kaw lakk keroog Abdou Latif Coulibaly nga xam ne moo defoon livre parce que nee na dañoo jaayoon moteuru avion présidentiel n'importe quoi moo dem toog tale di défendre loolu ne léegi building bi dañ koy maanaam dañuy def une réfection de la réfection xam nga réfection bu bees bi maanaam ñaari niveau yooyu la ko xam nga ñaata lay coûté état du Sénégal 7 milliards am na keneen ku ci enrichir écoute maanaam 47 milliards la ñu def ci benn building administratif boo xam ni fi mu toll nii kenn nekku fa kenn liggéeyu fa ba tey jii parce que toxu nañ fa ñaari niveau yi lakk léegi ñu ne dañuy dugalaat defaat ci 7 milliards mais 47 milliards chantier de Thiès coow li amoon diggante Abdoulaye Wade Idrissa Seck chantier de Thiès la muy rëy te Idrissa Seck na mu soppee Thiès mais ñu ngi doon wax lépp 40 milliards la maanaam soppi na ville 40 milliards defar na ville en tout cas moo tax ci ay scandale la ñuy kii moo tax nañ nit ñi dem inscrire yéen diaspora bi ngeen inscrire seen i doom inscrire seen i mbokk ya nga xam ne ñu ngi nekk fii ci Sénégal non ñu def ko benn dóor mu daanu man loolu laa gis El Hadj noonu la fay tëddee sax en tout cas Ngouda ñu ngi lay gërëm bu baax a baax c'est di la bëggee
ci ni nga koy defee toujours di la wax ne nuyul ñu monsieur le maire bu baax a baax. dina ko dégg incha allah nuyul ñu waa yéen. waaw tey itam may fàttali suñu mission ba waaw loolu moom. loolu door nañ ko loolu xam naa di nga dégganteeg Pape ngeen waxtaan ci bu baax a baax waxtaan ci incha allah ci ñaari anam yëpp dinañ ko ci jàppale ci wàllu éducation. dinañ am ñu ko booleel fii incha allah rabbi. bien sûr bien sûr ci wàllu bële tamit. waaw jërëjëf danañ ci def li ñu ci war a def. en tout cas bu ñu gars yi. ni ñu koy waxee rek teg naa ko sa loxo. waaw en tout cas. booy ñëw ci dëkk rek da ngay jaar ci borom dëkk ba. ci ku bëgg jàmm waaw en tout cas daal forcé wuñ fi dara yàlla rek fi nekk waaye daal am na lu yàlla dogal. waaw bon. non New York moom ko fay ñëw non day jaar ci yow. dafa am loo ma wax sax dafa am da nga indi wax. xam nga dafa am loo xam ne nii. wallaay dañ koy wax rek te yàlla tax. Ngouda yow da nga baax. te nit ñi xam nañ ne El Hadj Ndao du waxantu. mais dañuy dem ba benn moment dañuy sonn dañuy bëgg dama waxtaan ak benn kilifa comme am nga rajo Sunu Afrique li tax nit ñi di ko déglu mooy xam nañ ne El Hadj Ndao du ñëw rek am ne lii ci lii laay wax fii laa koy yemete non damay ñëw jàpp ne waxtaanu ñun ak yéen la. ma gis ne am na nit ñu bëri ñoo xam ne dañuy ñëw rek pour jaar jàll. c'est pas méchant man bañuma nit ki au moins nga honnête ak man parce que man. xëy na Sénégal la juddoo fa la màggee mais mentalité bii fii dëkk bii laa yore loolu la yàlla dogal. waaw parce que. man aw ma problème bi voilà dis-moi la vérité dis-moi que ne saa waay man damaa bëgg a ñëw. mais ñëw ma pour toog. damaa bëgg nga jàppale mais man xoolal man naruma sore ak yow mais dama koy comprendre. mais da ngay ñëw. dimbali nit. ma wax ko sa dund. mais moom mu fekk mu ngi xool nu muy jaaree sa kaw après pour jàll quoi. mais dorénavant looloo fi jeex c'est-à-dire pour muy leer quoi. ma waxtaan ceeg sama benn xarit mi ne ma loolu munoo ci dara El Hadj Ndao damay dëggal li nga wax ne rek dafa am nit ñoo xam ne ni yàllaa leen bindee noonu suuf lañ da nga war di defar nit ñi di ñuy jëriñu pour avancer ma ne ko comme ça loolu ma ne ko nangu na donc damay dëggal li nga wax ça ñun amuñu problème parce que xam nga yàlla mooy dimbale c'est mu ngi bëgg a yàggal laf cat waxuñu ko pour lenn ku ñëw ñu dimbale la ci lu ñu mun yàlla rek moo kenn mënul yàlla moo mun mais nag nañ ñu yërëm quoi nit lañ am nañ xol am nañ deret dañuy yëg ñu yërëm ñu tuuti rek waaw jëf yi yenn jëf yu ñaaw yi mun na ñàkk quoi vraiment dama leen koy ñaan ngir yàlla képp koo xam ne da ngay ñëw ci ñun sa amoo intention bu gor war a yore ngir yàlla toogal fi nga nekk sa bay ñu jàmm ak koo mënta doon nag si jàmm ak salaam waaw léegi Ngouda bul wax dara yow ñoo far ci kanam raw li gët ñoo far man thanks man appreciate bro appreciate voilà rajo Sunu Afrique daf ñu rek lu dul bëgg lañ ci xol ba tey